Akhlou Brick Paradise pourquoi mosuñu clash bokkul suñu philosophie clash pour tey ak suba ak ginnaaw suba clash bokkul suñu philosophie neexut a gëm mais xamul tax bokkul suñu philosophie damay joxe exemple ñetti affaire yàlla dafa def ñu am yar am ñu yar teg ñu ci teggin yàlla def ni mënuñu xastante yàlla def ni mënuñu xarabante mënuñu ko te clash dafa dem ba day di jéggi niveau xam nga niveau clash fu muy àgg da ngay dem ba des fois mën nga sosal doomu aadama parce que day am arbitre bu taxaw fii kii taxaw fii public bi dem ba di leen jaxase yow da ngay dem ba boo amul loo wax waa ji sax di nga ko créer des fois nga xool doomu aadama ne ko sa bakkan bu rëy bi dëgg la yaa ko wax de mais xamal ni yàlla moo defar bakkanam bu rëy bi dañ ñoo yar boo xamante ne dañ ñu loolu sax bu ko wax parce que soo ko waxee rek xeeb nga créature yàlla bi mooy créer doomu aadama donc loolu moo tax des fois ñun suñ demee bay clash te ñun suñuy clash en fait yàlla mës na def man ma toog artiste clash ma toog ci même night bindal ko sound yeew bindal ko sound ngoon ma bindal ko sound mu mat ñetti sound barki Pabraham barki Baye Niass li may wax ni su du amul yàlla bu ma fanaan ci benn jour ma bindal ko ñetti sound staff bi ñëw fekk moom ma tegal leen ko teg ñu ne ma non bàyyi loolu lii du sa wéy quoi depuis lors laa jël lépp teg parce que nit nga en fait nit nga buñ la defee dara nit nga mais pour wan la rek ne la li tax nga war a gëm ni Akhlou Brick mën na clash li tax nga war koo gëm mooy mën na def sound bindal la ci loo xam ne ngay déglu son bi A ba Z di ree yow fi nga toog di déglu ay punchline di ko ree di déglu ay name dropping di ko ree di déglu ay mots yoo xamante ni mën nga koo ree ba guddi gi ba affaire bi jàppal nga ni mais comment ñi nan lañ mën a bindee lu deep lii di ko wax nii donc loolu moo lay war a mën a gëm ni mën nañ mbalak kii man ak moom dañuy tëdd di mbalagante nit ñi dañuy clash sax liñ ñu clash moom ma fëgg buntam di ko kaañoo comme nit tuddee ñu benn tournée ci clash wala mu wax ñu benn affaire ci guddi gi dama koy fëgg mu yeew ma wax ko tur boobu ne ko yaa ngi toog pour wan la ne la àgguñu fenn aussi parce que clash dafa bokk ci hip hop day mbañ hip hop dara nangu nañ ko mais ñun bokkul suñ philosophie yàlla def na ni li bokk suñ philosophie xamala la ego trip nag mooy man mun naa toog daal ni maa fi daa xarab xamoo dara booy da ngeen di sóob mënoo leen ba may rab yéen a ngi daw semba ba may rab yéen a ngi fecc ndaga wala benn affaire mën na nekk loolu kaañante la mooy ngay draye si benn affaire loolu mën nañ ko def mais duñ clash nit yàlla def na loolu. ok yow lan ngay wax si loolu. waaw man li ma ciy wax rek dama koy résumer quoi c'est-à-dire que bu ma demee bay clash damay bàyyi ba nga raw ma bëgg a feeñ comme ça ma clash la mais man gisaguma ku ma raw moo tax du ma clash te su may clash damay tudd tur. clash mooy nga tudd turu nit ki quoi wax ko li nga koy wax mais vu que ni man gisaguma ku ma raw moo tax du ma mën a tudd turu kenn waaye auparavant bi ma bëggee woon feeñ gisoon benn vérité bu fi nekkoon benn affaire boo xam cri du cœur la woon en 2012 ñu bëgg a percer mu tëñu game bi tënku woon ci peut-être benn 5 têtes ay 5 grands yoo xamante ni seen 5 boy la ñuy jël ngemboo bi may génn ñun la boy kan damaa lim turu gang yi dama leen lim ba pare percer xët ñëw taxaw dëggal sam bopp donc aussi ragaluma def loolu mais instant bii nii gisuma koo xamante ni daf maa raw ci game bi moo tax quoi du ma nekk di clashante. en parlant de raw parce que nee nga gisoo ku la raw si game bi après gis naa benn son boo xam ne ngeen ko génne jël tàkku faal jël affaire bi aj ko si kaw léegi ngeen bu mu bëgg ngeen wax ma personnellement fan ngeen aj game bi fan ngeen ko teg ak lan les détails ba ngeen ne tey d'abord yow nee nga kenn raw la mais fan ngeen ko teg. fi ma ko teg lu ne fàng kenn du ko jeex en même temps Taco Fall bi moom mu ngi ci kaw affaire bi mu ngi ci loxo Taco Fall bi Taco Fall nag dañ koo jëlee pare léegi yokk nañ ci beneen ñamala tingoom na ko bu leen yëfoo ngeen xam ni instant bi Taco Fall beneen ñamala tingoom na ko guddi yi ñu toll mooy ñamala tingoom na Taco Fall instant bi maa la wax li te affaire baa ngi ci kaw loxo Taco Fall incha allah mais da nga ne lu ne fàng kenn du ko jeex mais li ne fàng laa bëgg ngeen wax ma par exemple. li ne fàng Malick su nekkee yow hip hopeur nga yaa ngi ci terrain bi milieu bi xam nga bu baax lii dil bi ci Akhlou Brick mosoo dégg at te fekkoo Akhlou Brick ci actualité Akhlou Brick lan la fi rappeur def te defu ko c'est-à-dire ana lan lañ fi def ñoom ñëpp ci kaw ba ci suuf ana lan lañ fi mës a def te Brick bi defu ko fi c'est-à-dire neel kañ Brick bi moo fi def amaana ñoom lu ñu defut merci quand je te donne un exemple mooy que
bi Baye Niass doon wax rek neen fu yónent teg tànkam ba teggi rek ma teg sama tànk wax baa ngi noonu dama lay wax ni la brique bi mooy groupe boo xamante ni heure bu tegee tànkam ba teggi amaana si lay nouvelle génération wala keneen di door a ñëw pour tegaat tànkam comment Stade Iba Mar Diop te loolu sax du débat ñun nouvelle génération ñun ñoo fi njëkk a tëgg concert feesal ko album ñun ñett lañ ci génne en même temps aussi tournée te chaque album bu ñu ko génnewoon dañ koy defal tournée boppam ci Sénégal tëggal suñu concert bopp suñuy moyen bopp région par région Dakar kese yemul ci game bi am na au fin fond du Sénégal ñoo xamante ni dañoo soxla game bi brique bi dafa percé taxaw dëggal boppam ci côté boobu tournée internationale Akhlou Brick nouvelle génération bi mooy ki ko fi njëkk a def tournée internationale dem Paris dem Italie dem Espagne si biir dëkk yooyu noonu yëpp mu tëggal fa ay concert boppam léegi lan leneen bu deekee ay côté million de vues bañ koy tudd mu ngi ci suñu poste mu ngi ci suñu poste million de vues yaa ngi ci suñu poste tendance numéro 1 on n'en disconvient même pas buñ ci ñëw génneendoo ñaari clip ci benn fan buñ ci wax indi ay gel ci game bi ba léegi rappeurs yaa ngi commencé noyal ñoom ñëpp mu ngi nooy mu ngi baax donc c'est-à-dire que ñu ngi may fekk ci sama wéy donc comme que ñu ngi may fekk ci sama wéy mu ngi baax léegi lan moom man moo fi jar ay daana bu dee comme ça concours man maay king man du ma king mais man maay sëriñu king loolu aussi tooguma ci siège damay tëdd man instant bi damay dallu quoi maa ngi kontaan mu ngi baax léegi nag maa fi ne ñun ñëpp nous savons que ñoo ngi fi bëgguñu ñu feneen dañ fay bëgg a jóge maanaam yóbbu ko fu kawe maanaam yóbbu ko mu international di dem ay Guinée gii nga xam ne ay Ibawa na fii dugg di ko feesal fii benn artiste sénégalais mosul dem Guinée pour feesal avec ça maa fi ne gu dul jeex soyons dans le travail nañu liggéeyoo xam nga fu may waxee loolu moom mooy dil bi mais Akhlou Brick dara ëlëmu ko quoi ëlëm wallaay amul lu ñu ëlëm ci game bi dara ragaluñu ko wala lu ñuy tiital parce que chaque jour notre public est constant chaque jour que jëfee ñu ngi koy jox lu mu bëgg foo ma woo ma wuy la bu ma demee ci love soo ñëwee da ngay xaar bu nekkee ci hip hop nga ma woo wala rap su ma ñëwee it damay ñëw nangu li nga jot a yor këf ko boole kook li ma yor dem ak moom that shit loolu la en fait la moo tax ma insisté si question boobu noonu parce que c'est rare gars yi chaque jour maa fi def lii maa fi def la et le gars il a wax quoi il a dit lan ak lan la fi def te li mu fi wax noonu yëpp maaye moom lañ def et c'est important pour gars yi mooy nouvelle génération bi ñiy ñëw ne dañuy dugg ci rap ñu xam ne lii ak lii moo fi nekk et que gars yi lii lañ fi def buñ jógee ci loolu dem ci beneen question boo xamante ne tamit mooy néegu góor lan mooy indi motivation boobu noonu lan moo indi motivation son boobu am ak moment boobu noonu. ok bon néegu góor du lu bees ci loo xamante ni jamono bi mu génnee la bees ci game bi mais beesul woon ci ñun on a tendance à entendre des gens yoo xamante ni dañ naan ñu Akhlou Brick génn rabatoo leen sax parce que bu fekkee nañ Akhlou Brick bu njëkk bi léegi gars yi démb ñu ne ma yéen c'est xam nga ngeen rabatoo leen quoi jamono simple kick benn alléluia xam nga jamono jooju ngeen defoon sound yooyu léegi ngeen di way sound congolais yi ma ne ko waaw ma ne ko mais bon Congo temps yi dafa bokk musique bi tamit de temps yi moom dafa téye musique bi bon loolu nag li muy firndeel que ni mën nañ ko loolu kenn weddiwu j'espère mooy Akhlou Brick mën nañ rap mën nañ def rap comme rap mais des fois aussi artiste bi dafay soxla création musicale dugg ci yeneen univers yoo xamante ni moom ci boppam dafay jéem a surpasser boppam parce que c'est important nit ñi di jéem a surpasser seen bopp si dara yow Malick yow tey sa DJing bi bëgg nga dem bay def sa show boo xamante ni Amérique ñëpp nga koy déglu mais bu boobaa pour nga def ko am na loo war a jàng am na leneen lu war a ñëw ci sa expérience am na neneen noo koy defee te loolu noonu pour man ñu nit foog ñu may ñu ko en tant que artiste. Akhlou Brick nag muy groupe boo xamante ni dañ naan ko rabal mais bëgguñ mu rap dañ naan ko rabal mais bëgguñ mu rap parce que li tax ma naan dañ naan ko rabal mais bëgguñ mu rap saa yu defee sound dañuy toog di ko décortiquer comme kuy def conférence su gàmmu da ngay gis ku toog naan la ba dee sa waxee lii la ci doon wax fii mu leer nañ kon ñii mën nañ bind lu diib donc loolu kon lan lañ bëgg sow nag tey laay wax ne néegu góor début la pour affaire yi sound yi mais pajjal ñu ngi ñëw ci moom
ay album ñu ngi ñëw parce que vraiment confinement bi daf ñëw man ñuy wax depuis corona bi maa ngi woon confinement ma indiwaat confirmation potu ndaa la ñëw ciy naan mais da ngay am éducation lambi golo jóg ak daanu mais mënoo jógal nooy daanoo lambi golo jóg daan yee est-ce que en fait la moo tax ma insister si question boobu ma laaj leen question boobu parce que moment boobu gars yu bëri dañ ne bon Akhlou Brick bokkatul si course bi sang bi yaa ngi tunde di dégg ay musiba diib jekk ay dégg ay King Baba fii baay Akhlou Brick dafa bëgg a bokk si course bi moo tax mu indi néegu góor kam moo si tontu yow nee na Sénégal nee na ba ñuy woote ci course bi bokkuma seen départ mais bañ accès ci ligne d'arrivée fa la ma toog di leen xaar jeex na loolu rek laa ci yow lay wax si loolu jeex na mais sang yaa doon kii bëgg a non tontu jeex na wax na bon ñu demaat ci beneen question mooy seen relation ak Dip Doundou Guiss parce que avant dañ doon gis ngeen di partageante ay affaire xam nga di demalante tu vois et gisatuñ loolu noonu ñu si bëri nee nañu da ngeen am problème boobu mooy beneen bi mooy juste benn kii la nii rek boo xamante ne da ngeen koy def nii pour leurrer public bi. waaw c'est de leurrer public bi parce que vraiment suñu waxu démb mooy suñu waxu tey c'est relation la boo xamante ni ça va parce que suñu bro la ci musique suñu bro la ci lépp muy moom ak yeneen génération on a tendance à dire que Akhlou Brick amul problème ak kenn ku am problème yaa am problème ak Akhlou Brick mais du benn relation boo xamante ni am na jeexi jaaxa wala loo xamante ni dañ ko créer wala loo xamante ni dafa nekk coow boo xamante ni dafa jóge ci ñun wala mu jóge ci lenn loo xamante ni am na ci suñu mindset buñ ko gisoon léegi concert boo ñu fekkee da nga naan ñu voilà dañuy nuyoonte waxtaan dem ku ci nekk mais n'oublions pas que ni musique moo laaj des fois nga ni waaw ku ci nekk na nga gérer say bagage quoi ku ci nekk na nga def li ngay def ko ak ñi nga ko mën a defal def ko ak ñi nga ko bëgg a defal parce que label day demee noonu des fois da ngay def sa affaire nga ni man samay label laa koy defal samay booy laa koy defal samay gain laa koy defal donc loolu tamit dañ koy accepter ci game bi loolu tamit def na à ce que ñun tey pour wan la rek featuring yi ngay dégg ak artistes yi yëpp ñun ñoo dem envers artistes yooyu ñu bokk suñu featuring da nga gis benn booy boo xamante ni da ngay def sa featuring woo ci Akhlou Brick KMT waaw KMT ñooñu suñuy jeune frère lañ KMT you know One Lyrical mooy shout out ci sound dalal bi ñu def pour wan la ne la ñun li ñuy war ci nit ñi ñu ngi koy def ci nit ñi li war nit ñi ci ñun buñ ko deful ñun mindset man mais pour wan la ne la bu Sénégalais yi toog wala jiixi jaaxa benn affaire bu jóge ci ñun rek dem ci doomu aadama ci lenn lu mu am wala lu mu mel wala lu mu taxawee tax non loolu musul am we got our work ñu ngi koy def nu mu waree te gëm naa ni loolu moo nekk mais bu ñu def seen bopp sax ay problème jàppal sax ni est-ce que du leurrer boobu. non mais waaw parce que tam fallait que ma laaj leen parce que question boobu même bu mu leen ko posé wul gis ngeen ko ci internet bi gars lan lañ jotee gis parce que avant bi ngeen di door a fëlandoo dañ doon gis. yéen i chara ren tey di jënd ay concert yi ñoo ko doon def ci concert yi la woon te concert depuis corona amul. donc je pense que pour gars yi loolu leer na.